jàngeen jëf candi bi ak ñun ITV waxtu xabaaru marax yi li ci gën a fees ci xabaar yi bokk na ca nim màggal Kazu Rajab ña nga ca Touba jamono ji tembe fàttalikum Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké ñaareelu xalif Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul Touba fees taalibe bi jógee fu ne ngir fàttaliku jëm joojulem daañu ci ànd ak górandaak loo ci biir xabaar yi dañ ci bokk itam ginnaaw waxtaan gi am diggante syndicaliste ak nguur gi ba am juróomi syndicat yu xaatim bataaxalum déggoo ba ñoom syndicat yi xaatim bataaxalum déggoo ba daañu xëy tey ji dañoo becc ay kàddum leeral la tax ñu yaxal bataaxal bi ngir ak dal am ci njàngum Sénégal daañu ci ànd ak gëstu maam seeni bu baabu dana ca bokk anam bi nga xamante ne bii ay forage yu ay kuréel tabax yu mel ni ki Caritas ci biir Sénégal yooyu forage dañ ko bëggoon a jox askanu Sénégal yu mën caa am ndox mu sell mënu naan waaye gis mooy Caritas di ñaawlu ni dañ ko mujjee jox ay privé ñu ciy wut ay koppar nekkul leen gënal tax ñuy taxaw seetlu mënut a ñaax ci wàllu guddi mel daañu ci ànd ak gëstu Babacar Seck ci biir xabaar yi. ate boole bitim réew Ukraine jamono ji tembe tey ak dal xaw naa amanim ginnaaw fan yi ñeenti fan jàpp juróom xeex ba tar lool waxtaan sax ñi ngi ko njort ni dina am ab délégation bu jógee ca Russie ci kilifteefu ña Poutine yebal waaye itam beneen délégation jóge ci Ukraine mbir ya ma nga war a amee la ñu jàpp ca fu soriwul dara li nga xam mu di Tchernobyl daañu ci ñëw incha allah itam lii buñ ci noppee daañu ci boole sport ni gis faram fàcce gi. sant leen gërëm leen cànd beek ñun ITV faram-fàcce xabaaru marax yi ñu koy tàmbale ci lu soxal Touba tey ji ñu nga ca màggal Kazu Rajab di fàtte ko ga nekk àdduna Cheikh Mouhamadou Fadal Mbacké nekkoon ñaareelu xalif Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul toogoon ci xilaafa gi 1945 ba 1968 tey ji nañu koy fàttalikum Touba fees ci bépp anam ñu xuus ànd fa en direct ak sunu ay ndaw ñu fa nekkal Babacar ki nga xam moo di kon Goroon Daag Lo ak Thierno Faye correspondance. ay junni taalibe bàyyeekoo fu nekk ngir teew si ci bés bi ñu jagleel Cheikh Mouhamadou Fadel Mbacké mu di bés bu ñu duppee màggalu Kazu Rajab tax taalibe yu bëri wutadi barabu kii fi nekkoon ñaareelu xalif général ku murit ginnaaw ba ñu koy duppee borom mbég mi. soo xoolee dëkk bi tey fees na del mboolem fu waay nekkoon namoon nga bis bii mi bisub sëñ Fallu ndax du tas yaakaar du daw ko laaj lépp ku ma sañ ci moom wax ko aajam ak nu mën toll dana jël jox la ko ndax nettali na sax benn waaye mas naa ñëw ci moom ne ko Mbacké man damaa roy ab tubaab dañ laaj ma ak njëg goo xam ne dañ ne moom lañ may ndàmpaaye mu ne ko nu mu toll mu ne ko toll ci téeméeri junni sëñ Fall yëkkati jox ko mu dem sëñ Fall na accam waaye maa gën a xam ne ko roy durum réew waaye as góor nangu ko nax kooku muy Fallou Boussa. mu di màggal bu ñu amal ren ji ca na mu waree donte ñaari édition yi jàll mbasum coronavirus taxoon na loolu li antuwul ca na mu waree taxit jamono ji tembe yenn ci taalibe yi ñu dajeel ci esplanade bu jumaay Touba wane seen mbégte. wax dëgg yàlla macha allah parce que nit ñi mel na ni namoon nañ ko loolu macha allah ndeysaan yàgg na nag waaye yàlla tamit lu mu def lu nekk rek vraiment dafa gën ci nit xëy na man la ko yàlla tuddi woon tey comme que yàlla def na yiweeku na ci alhamdulilah rabbil alamin yàlla baax na daal yàlla baax na daal. xanaa kontaan lool te ñaan yàlla di ko teewe ay ati at ndax sama xol bi moom saa yi mu ñu jàkkaarloog barab bi damay mel ne ku nekk àjjana sama xol bi day seddu guy ndax kii dama ko lu ma ko ñaan rek mu may ma ko. su ñeneen ñi béggee ci màggalu Kazu Rajab gi ñeneen ñi te ne la leen tax a jóg du leen lu dul ñaanal réew mi naka noonu itam mbasum coronavirus jeex ci biir réew mi. dafa doublé de màggal yi ndax li ko waral mooy li xewoon ci àdduna bi muy mbas mi yal na ko fi yàlla jëlee bu baax a baax métti na nag ci taalibe yi ndax ñu tàmm lu mel nii bis yu mel nii di ko assister ñu toog ñaari at amul. loolu wax dëgg yàlla métti na waaye lépp rek nañ dollee suñ xel ci yàlla xam ni jaar lu fi war a jaar la yal na ko fi yàlla jëlee ci kàttanu suñu borom. Touba fees dell ak taalibe naka noonu it xasida yi jibee fu ne ci bés bi ñu jagleel ki fi nekkoon ñaareelu xalif général ku murit ginnaaw ba mu amalee it liggéey yu am solo ci dëkk bu sell bi léegi. Goroon Daag Lo Thierno Faye jàngeen jëf daañu toppaat ca na mu gën a yaatoo leneen ci xibaar mi ngi soxal
lu jëm ci li nga xam si mooy naqar wi nga xamante ni bi archidiocèse bu Dakar daal dinañ koy am ndax naqarlu gi mooy dafa am ab émission diine ak jamonoom bi mujj ca wal fajiri mu am kàddu yu jub yoo xam daal jóg na ci juna lool ak li tax ak dal am ci noonu nag ci la Sénégal daal di béccee bataaxal ñaaw li nga xam si moo xew Sénégal ci boppam sax muy conseil bi ñu dénk lépp luy réguler mbirum média ci biir Sénégal gis ni faw kon wal fajiri daal di def ay pexe lu mel noonu bañatee amati ba faw waaye itam yëkkati kàddu njëglu teg ko ci kaw ñanu tooñ ngir kon ni dañoo tooñ dañoo jàdd yoon lu di mel itam ab bataaxal noonu la ko Sénégal daal di béccee li nga xam mooy rédaction bu ITV jot ci ab copie noonu waaye itam beneen bataaxal bu jib mi ko jóge ci archidiocèse bu Dakar moom itam ñaawul nañ li kàddu yi nga xam moo xew ñoom it dañ doon sàkku sax Sénégal yëkkati kàddu waaye itam daal dina koy def jamono ji tembem ñu ne nag lu mel daal li muy am mi ngi tàmbale bari nekkul lu xel mën a nangu ñu koy bàyyi muy jàll nanu ko dakkal na mu gën a gaawee archidiocèse bi ñaawlu ko di sàkku tamit ay daan maanaam ay jéggulu itam am na mu gën a bire ci mbooleem Sénégal ci itam tooñu mel noonu le bañ a amati ndax dafay indi nux maanaam nëxal daal bi nga xam te ne bi moo am ci nekkin diggante ñi seextu réew mi ci biir réewum Sénégal gële xabaar yi wéy lii mi ngi soxal imam ak ulama yu Sénégal ñoom dañoo gisee bu yàggul ak njiitu réewu Sénégal président Macky Sall lu ni mel nag tax na ak njam amoon na ci ñoom ñenn gis ni lan doon wax ak fi réew mi toll lan door a dut baaraam du loola ñoom nag waaw wax nan ak président Macky Sall lu bari bokk na ca juróom-ñaar jàpp juróom-ñett ci ay poñ loolu sax bokk na ci am fexe ba am ab daluwaay màkkaan waaye itam fexe ba ëttu atekaay yi mu am ca am kàng fóore mu xam l'islam science islamique ngi doon fa teewal ñu dine lu ni mel kon nekk na lu président Macky Sall nangu lu ni mel sax ci gàttal lañ ci ànd ak ki nga xam si mo ngànk boobu lépp kuréel di imam Oumar Diène moom mooy secrétaire général association bi ëmb imam ak ulama yu Sénégal lam ca dénk ITV. ñu waxtaan ak monsieur le président de la république ne ko kat suñu siège bi Alaaji Abdou Aziz Sy moo tegoon pousse de première pierre bi wax ko fi ñu jaar yëpp ci 30 ans yi fi passé moom nangul ñu loolu kaadi yi ñu namewoon ci tribunaux yi dañ leen di defal ay suppléants am na ci déjà mais bi ñëpp matalee kon tribunal bu manqué xaadi dañ fay nommer benn titulaire ak benn suppléant te décret bi président de la république moo koy signé ñu wax ko de loolu def nañ ko mais sotteegul mu oo ki yore loolu pour ñu sottal loolu siège bi war nañ ko entretenir war nañu fay ndox war nañu fay courant te loolu yàlla mënu ko yore ak cotisation le président de la république ne li ngeen wax dëgg la kon dinaa leen defal benn subvention bi fi Senghor nekkee daan nañu dimbali 100 imam kenn ku nekk jox la 7000 francs bu Tabaski jotee mu ne dinaa leen defal lenn may naa leen ngeen jël lu mat 1500 imams sur l'ensemble du territoire boole koog li ngeen amoon jël naa ko en charge 14 régions yëpp ngeen dimbali imam bu nekk 100000 francs mu booleeg li mu am mu nangul ñu loolu ñu waxtaan ak moom ci affaire weer bi mu ne mais weer bi yéen seen responsabilité la dee leen séentu weer bi te di joxe xibaar yi nu mu gën a gaawee ñëpp am xibaar bi ndax feeti nekk benn point bu ñu ko doon bëgg a ñaan muy fay weer imam yi dañuy retirer point boobu mu ne ma gis ngeen enseignants yi ngi nii di ma laaj xaalis te mënu seen problème rek leegul kon mënuma jël leneen di ci teg. kaddu ko imam Oumar Diène beneen imam di imam Ndaw moom yoon amoon ci moomu yoon ay weer wala at boobaak léegi coow li bari woon loolu waaye tey mu amoon ab woote ni appel di attewaat atte boobee waaye nga ko dàqati ba fanweeri fan feeru mai waaye avocat maître Moussa Sarr ma nga leexal la xew nee na nekkati yoo appel boobu sax daanaka concerné wul maanaam yoonu imam Ndaw nekku ca ñamu concerné ñamu soxal moo ngi koy faram fàcc teewlu kàddu maître Moussa Sarr ak Cheikh Moussa Sarr. layoo bi tey dàq nañ ko ba le 30 mai. pour que ñu mën ko layoo mooy avocat juróom-ñeent accusé yi def appel. li am solo ñu mën ko wax moo di ne. imam Aliou Ndao dañ ko joxoon convocation pour mu ñëw wuy si cour d' appel tey chambre criminelle ñëw na ànd ak ay avocat bi ñu ñëwee cour d' appel woo na juróom-ñeenti nit ñi nga xam ne ñoom ñoo def appel. ber leen benn côté ñi si des mu ber leen ci beneen côté. ñu laaj procureur général. est ce que appel bi mu def dafa concerné imam Aliou Ndao représentant procureur général ne.
man def ma appel principal mooy man appel incident laa def moo di ne juróom-ñeent ñi def appel laa toftal sama appel mu tekki lan mooy ñeneen ñi nga xam ne ñëpp dañ leen seetaloon wecc defu ci appel kon ñooñu procédure bi am tey concerné wu leen bii ñëw la 30 tamit concerné wu leen même bu ñu ñëwee tamit mu di imam ak ñeneen dañuy ñëw mën na am cour bi am lu mu leen laaj waaye bàyyi bi ñu leen bàyyi woon le 19 juillet 2018 loolu sax na dakk mooy imam Aliou Ndao kenn topp ko mbiru terrorisme yoon setaloon na ko donc procureur deful appel kon appel bi moom concerné wu ko pour ñu attewaat ko kon imam Aliou Ndao kenn du ko attewaat dogal ba sax na dakk donc loolu pour mu leer maintenant nag mën na ñëw pour buñ ko buggee déglu ci ay mbir concernant procédure bi mais moom mbir mi concerne. Maître Moussa Sarr xabaar yi wëy lii tam mi ngi soxal mbirum njàngum Sénégal jàpp leen ni ay weer ci ginnaaw coow li bari woon na toog waxtaan am na diggante syndicaliste yi ak nguur gi ba déggoo seen digganteem ñenn ci ñoom xaatim bataaxalub déggoo bi ngi dal am ci lekkalu Sénégal ñu ni mel sax moo tax juróom-ñaari syndicat yi ëmb kuréel bi ëmb juróom-ñaari syndicat yi juróomi syndicat yi ñoom taxaw nañu daal di xaatim bataaxal bi ñoom sax ñoo xëy am daje doon leeral la tax ñu xaatim bataaxal bi ak li nuy séntu ci xaatim boobule ak it war a mën a toppee waxtaan yi ba ak dal am ci école bu Sénégal ndaje moom même man seenu baw fekk na ko reportage. juróomi syndicat yu G7 yi signé accord bi ak gouvernement bi ngir mën a génn ci crise scolaire bi ñu ngi ñëwaat ci solo wu yile accord buñ sukkandikoo ci moom ay avancées yu am solo ràññee nañ ko lu ci mel ni xoolaat seen prime scolaire bi nga xamante ne dafay jóge ci 25 000 jëm ci 80 000 francs CFA ak yokkutewu point d'indice bi ci lu tolloog 5 points ak yeneen ak yeneen. mooy bi suñu jëlee prime bi nga xam ne dañ ko daan jox jàngalekat yi nekk si daara yu suufe yi mu toll woon si juróomi junni yóbbu nañ ko si ba fukki junni ak juróom-benn. toll woon si li ñuy tuddee indemnité d'enseignement juróom fukki poñ la woon yóbbul nañ ñu ko ba si juróom-benn fukki poñ. waaye dafa am loo xam ne dignité la kon liñ daan xeex li si ëppoon solo mooy dignité te gis nañ ne yëkkati nañ ko. syndicat d'enseignants yi nag di xamle ne donte am na yenn mbëbët yoo xamante ne sottiwul yuuxu ndongo yi ak waajur yi moo tax dellu ginnaaw. mooy ñun lii ñu def nii dañoo jàpp ne doomu réew mi lañu dañoo jàpp ne ay jàngalekat lañu dañoo jàpp ne ay borom xel lañu waaye nit soo demee di xare ji di wuti doone su ma amul lépp rek du ma ñibbisi bu ñu fàtte xale yi ndax xale yi ñooy yaakaaru réew mi. juróomi syndicat wu G7 yi nga xamante ne signé nañ accord bi ñoo ngi dalal xel yi ñoo ngi xamle ni fi mu toll nii dinañ continuer di joxe cours yi te di négocier waale. mooy le 3 ministère de l'éducation nationale dinañu convoqué pour ñu waxtaan lépp loo xam ne dafa jëm ci solo yi li nekkan ci ñu aajo bokk na ci correction yi ma doon wax fii. bokk na ci mbirum njàng arab mi bokk na ci yeneen poñ yoo xam ne poñ yuy jëmale école kanam rek kon xam ngeen ne bu ne dañu joyanti loolu dañu war a toog waxtaan kon loolu am na solo. lu ëpp 300 heures yu ñu ñàkk ci lu tolloog 1000 juróomi syndicat yi nag ñoo ngi xamle ni ñoo ngi nekk di xool naka la ñu mën a def ngir mën a dabu li nga xamante ne dañ ko tardé. maam seen bu baabu jaajëf leneen ci xibaar jàpp leen ko alxames bi incha allah ci la waa SAEMS ak SAEMS ñoom itam di woo taskati xibaar yi becc ci seen i kàddu ba xam dañuy dem ci l'école bi jàngale ji am ndéet jamono ji tembe kon ñu ngi ëngamloo ñoom ak seen i ñoñ ngir xool pexe muñ cey jël ginnaaw accord di bataaxalu déggoo bi xaatim ak nguurug Sénégal ñu xëy nag tey xool altine ji ndax l'école bi njàng mi doon na am ndéet lenn ci école yi diggu doomu yi njàng ma tàmbaliwaat na fa yeneen ñi tamit ña ngay tendee fal gëstu Mamadou Dieng Augustin Mandan reportage. école élémentaire El Hadj Alié Codou Ndoye nekk ci xolu Gueule Tapée fii jàngalekat yi lu mat ñetti weer dañu ko bank seeni loxo tey ci altine ji ñu tàmbaliwaat njàngale mi. Younous Kandé di corriger ay exercice yi mu joxoon ndongoom yile moom mi moo yor benn ci classe yu C2. waaw ci suba si ñëpp ñëwaat nañu même fan yi passé daan nañu grève mais du classe yëpp daan grève am na ñu daan dem dawal ñaari fan
liggéey li ci des. ñu tàmbalewaat njàngale mi lii neex lool élèves yi ku ci mel ni Fatou Diop moom sax li muy ñaan mooy li ni mel daal di wéy. kontaan naa kay maa ngi souhaité que ñu arrêté grève yi que ñun élèves yi ñu jàng normal. J'irai ma mère et j'apprenais mes leçons. Je suis contente. loolee itam la ñu nemmeeku ca école élémentaire El Hadj Amadou Lamine Diène fii luy toll fukki jàngalekat ñoo bankoon seeni loxo directeur bi ne ñëpp dellusi nañ ci classe yi. tey altine ñëpp ñëw nañu alhamdulilah rabbil alamin. J'ai même dit aux enfants que la grève est terminée. Donc enseignants yi njëkkoon grève yëpp ñëw nañu et les 12 classes ñu ngi fonctionner normalement. Bon, on avait une dizaine de grévistes élèves CM2 yi maître CM2 yi moom ñu fi woon wax dëgg fa yàlla di jéem a maintenir un peu le niveau des élèves du CM2. ay waxtu ñu ñàkk ko ci grève yi waaye teewul ñoom jàngalekat yi ñu ne am nañu ay pexe ngir dabu. comme nu ñuy naan ku ne xam na nu muy pëje bopp jëlam ñun jàngalekat yi ku ne xam na nu muy def ba rattraper lu mu ñàkkoon da ngay gis ku amoon permission mais bu reprendre rek moom ci biir leçon yi dina xam nu muy defee ñambaas kiyam ñambaana pour mu rattraper loolu. fii particulièrement dañuy def ak de renforcement de fi la ko fekk sax d'ailleurs chaque jeudi après-midi ak mardi après-midi dañuy def coup de rattrapage et je pense que c'est assez suffisant certainement pour jéem a rattraper le temps perdu. ci école El Hadj Alié Codou Ndoye naka noonu ci El Hadj Amadou Lamine Diène mu mel ni jàngalekat yi noppi nañu ci grève yi fi mu ne nii lenn moo taxaw seen kanam mooy nu ñuy def ba dabu programme bi. Mouhamadou Dieng jaajëf xabaar yi wooy dugg ci mbirum ndoxum diwaanu Sénégal yi xam ngeen ñu bari ñu ngi ko soxla woon Caritas bokk ci kuréel yi nga xam ñu ngi dox ci wàllu mel tabax ay forage di ko jébbal askanu Sénégal ci diwaan yu gën a sori ci biir réew mi waaye ñu nag ndaje man doon amal ca Rufisque doon waxtaane tolluwaayu jaww jeek ni climat bi demee maanaam ni muy tàng ni muy seddem ak it ni ñu war a doxe ba tax ñu mën a méngoog soppiku ci wàllum jaww ba gaañ alam gi waxtaan da caa jib ne ñu nag li leen jaaxal mooy dañoo tabax ay forage yu sakkan waaye gis nañu léegi dañu ko jox ay privé ñoo xam dalu ut ay koppar moo leen tax a jóg loolu nag moo leen jaaxal seen kàddu jib nañu kàddu gu nu mel ñu ànd ci ak Faram Facce ak Babacar Seck. ginnaaw bu président Macky Sall def ay pose première pierre ci région bu Matam kii du gouverneur ànd ak chef de service déconcentré yi jot na visiter chantier yu nekk en cours yoon bu nekk Dandemaay sud bi ak Senaville Damankani ak aéroport bu Ourossogui. xam ngeen ni njiitu réew mi daf fi ñëwoon daaw ci mois de juin bi mu fi ñëwee nag dafa am ay lancement de travaux chantier yu bëri yu mu def waaye ci chantier yi ñu ci gën a ràññal moom mooy yoonu Dandemaay bi ak aéroport Ourossogui moo tax tey ci suba bi ma xëy dama def chantier yooyu yëpp fee ci route de Dandemaay bi mooy partie sud bi gis nañu que travaux yi démarré ndaxte fi mu ne nii ñu ngi ci li ñuy wax ci nasaraan travaux préliminaires bu ñu paree nag boobu la ñuy doog teg couche yi ba teg nag lu ñuy wax en fait bitume. ci aéroport bu Ourossogui daa mel ni travaux yi mu ngi avancé bu baax. bi ñu ñëwee tamit fii ci biir aéroport Ourossogui gis nañu que travaux yi ñu ngi dox bu baax a baax. ci kaw loolu it li ñuy wax piste d'aviation bi daal rafet nañu njort que fii ak weer incha allah dinañ ko mën a livrer. li ci des aussi ñu ngi ci fondation yi ndaxte waruñu réer mbir mu que ni aéroport Ourossogui bi aéroport modulaire c'est-à-dire luy gën a bëri ay préfabriqué la donc présentement fondation yi bu ñu ko paree monter li ci des moom du jël véritablement temps bu bëri moo tax rafet nañ jort daal ci lu dul yàgg fii ak peut-être ñaar ou ñetti weer au plus tard xam naa daal aéroport bi rek mën a livré. Ourossogui day jànkantool ay jafe-jafe ci wàllu ndox looloo tax nguur gi fas yéene def benn ouvrage hydraulique ci biir aéroport bi. posé woon naa problème boobu ca Dakar pour wan leen daal que lu gën a wóor mooy nañu envisager defar côté bi daal benn forage di régler problème approvisionnement en eau au aéroport. fii ci Matam chantier yi nekk en cours seen wi am nañ si yaakaar bu baax. piste d'atterrissage aéroport bu Ourossogui bu ñu sukkandikoo ci waxu techniciens yi fin mars lay pare. diggante Nawel ak Damankani travaux préliminaires yi démarré na waaye askan yu nekk ci Dandemaay Nord gisuñu seen bopp depuis bu ñu defee pose première pierre ba léegi li mu meloon rek la mel.
mu doon tukkib nemmeeku boobu gouverneur bu Matam ca région boobule doon tukkib nemmeeku doon seeti liggéey yi nga xam président Macky Sall tegoon na xeeru ca gox ba mu fa mujjee ci ab tukkib nemmeeku ana fu liggéey ba toll jaajëf Amady Wuri Diallo mi doon topp wàllu gudumel jàll siwaat ci lu soxal mbirum ndox mi ak diwaanu sénégalais Caritas ci daa nekkoon sàngum mu soxal Caritas Sénégal ak ndaje manu wote woon doon def ab xaymam la ñu gis nag mooy forage yi defar ci yu bëree bëri doon ko jox ay privé ñu xibaru ko parti loolu nag ne ñu ñoom faaw ñu xalaat boobu lépp politique ak doxin ci biir Sénégal ñu ànd ci ak gëstu Babacar Seck. juróom fukkeel ak juróom-ñett ndaje bu yaatu bu Caritas Sénégal ñu ngi waxtaanee lépp luy aar kéew gi ngir fexe ba askan yëpp jote ci ndox mi. Caritas taxawal na li mu tuddee observatoire des services de l'eau li ciy ñuul di Caritas amatul xel mu dal ci ndox mi nga xam ni ci dëkku kaw yi ñu ngi koy jox privé yi. alors dañoo seetlu ne ci réforme bi ñu taxawal at yi passé réforme de l'eau ñun forage yi ñu liggéeyoon ñun Caritas te dënk leen population yi ñu di leen di gérer ci maanaam ay kuréel yu ñoo tuddee ASUFOR forage yooyu ay privé ñoo leen war a gérer donc population yi amatuñ ci loxo loolu nag doon loo xam ne jaaxal nañu parce que ñun Caritas li tax ñu do mooy fexe ba ku nekk même ñi nekk ci dëkku kaw bi mën a am ndox boo naan boo dundee boo jëfandikoo pour say soxla. àll bi ñuy caxat-caxatee ci Casamance nekk na it njaaxare ci jàngu bi ñuy ñaan ñu jël ay matukaay ngir aar àll bi. dafa am loo xam ne dama koy mettitlu ci Sénégal mooy ni ñu yàqee àll bi ak garab yi surtout ca Casamance ñu am fa ay garab yu ñuy tuddee veine mu am solo lool ñu leen di gor di leen exporter mu doon njëriñu nit fàtte nit ñi fàtte population bi askan wi loolu dafa garaaw ci man ma yaakaar ne bu ñu amee ndaje bu ñu mel il faut ñu profiter ci mun a def déclaration ne li ñu war a jiital mooy intérêt population yi du intérêt privé yi. at mi ñu génn muy 2021 Caritas dajale na lu ëpp ñeenti milliards dugal ko ci ay projet ak ay programme ci fànn yu bëri mu jël ci xaalis boobu ñeenti téeméeri millions jagle ko xeex ak mbas mi. mu doon gëstu Babacar Seck xabaar yi wéy li sax mbirum politique jàpp leen ni parti bi nga xamoo di parti républicain pour le progrès honorable député Fall ak ñi mu àndal nekk ca yëkkati nañ seen kàddu jëm ci tolluwaayu réewum Sénégal waaye itam lu jëm ci jamono bi nga xamante ne bi jafe-jafe yi tax na ca itam bari na lool ñu jàpp ni kon faaw ñu xoolaat mbirum njàngum Sénégal gi rawatina lépp luy ak yemale ci bépp liggéeyukaay ci réew mi ndax foofu rek du mooy metti fay metti bari na lu ni mel dañ ci xuus ànd ca ak faram-fàcceek mi ngi ma xam Njaay. grève bu ñu nemmeeku si wàllu njàng mekk njàngale mi doon loo xam ni ëlëm na ñëpp bokk na si ñoom parti républicain pour le progrès bu Déthié Fall kenn si ñoom di docteur Ibrahima Ndiaye di secrétaire national bu ñu dénk wàllu finance bi jàpp ni faw rek ñu dooleel jàngalekat yi muy joxañ baaraamu tuuma nguurug Sénégal. digee boo fay gor ci wax ja saa yu nguur xaatime dara dafa war a mën a def de sorte que li mu xaatim mu def ko. naam nag ay la yéen am na jéego yu ñu def te moom lañ constaté mais ci jéego yi il faut que nguur gi muy jàng di anticiper ay problème du ñu leen di jàngal mais xam nañ ko wala boog dañ ko ay tayef la am nañ ñetti weer yoo xam ne kenn du def dara am na ñi tëdd kër yeew ak a jóg ñooñu mën nañu waxtaan ñoom préavis grève dafa am période bi muy joxe 30 jours pour au moins nga mën cee waxtaan yu mel nii bu amatee nañ ci teel a jóg maintenant jàngalekat yi ñu leen di wax leen am réew duñ ko soppi ci ñetti fan problème mënuñ ko saafara tey laa ñi laa ko bëggee nii laa ko amee amul fenn. crise bii nag ñu gis wàllu njàng mekk njàngale mi jamono jile am na ay saafara yi nga xam ne rek tàmbali naa am ginnaaw ba nga xamee ne rek ay waxtaan amoon na si diggante syndicaliste yi ak gouvernement bi mu doon gouvernement boo xam ni itam war naa indi saafara si li nga xam ne rek moom mooy yokkuteeg yenn njëg yi moom docteur Ibrahima Ndiaye dina wax ana lan mooy saafara yi dëgg yuñ ci war a indi. contrôle suivi mais dañuy nangu lenn. commerce international lañ nekk dafa changé commerce fii libéralisation lañ nekk dëgg la kenn ku nekk la nga jëndee ak la nga ci teg frais yi nga ci def moom moo ne permettre nga xam la ngay jaayee mais mënuñu nangu yokkute boo xam ne da ngay ubbi sa boutique rek yeewu ci gént tàngal ñetti tàngal juróom la woon après tey nga ne ñaar tàngal mu juróom loolu mooy nit ñi dañu leen bàyyi seen sago ci yokk
nguur nag dafa am nu muy doxee soo yore am réew ginnaaw libéralisation mooy kenn ku nekk la nga jëndee yaa ko xam la nga jaay yaa ko xam dafa am loo xam da nga koy dafa am sëy da nga koy fixé lii kenn du ko wees parce que day jéggi dayoo su ko nguur gi taxawee dooleel commerce intérieur parce que il faut ñu yokkoo commerce intérieur daanaka nit amu fa moyen sax dafa poser problème dooleel commerce intérieur ak ñi ko jiite je pense que mën nañ mën a am solution ci at yi ñëw ba prix du ñu yokk. beneen mbir boo xam ne rek soxal na parti républicain pour le progrès mooy élection député yi nga xam ne rek moom la ñu dëgmal docteur Ibrahima Ndiaye jàpp na ni Yewwi Askan Wi mën na ëpp doole coalition bu féete si nguur gi foofu sa assemblée. Yewwi Askan Wi xam na ñëpp ñi réew mi xam nañ ko am nañ doxalee am na ay rëq-rëq dëgg la parce que ay nit a ko def war nañ ko mën a soppi mais li ci ëpp solo mooy il faut ñu ubbeeku parce que boo amee ponkal mu toll ni Macky Sall sa kanam bu daruñ ko xeet parce que moom moo yor réew mi da ngay mën a yokk say nit pour que mën ko fi jëlee donc ñu ubbeeku tout en ayant en raison que li ñuy tax a jóg askan bi moo tax a jóg parce que Yewwi Askan Wi du Yewwi Saliou Mboup ou Pathé Sarr Yewwi Askan Wi la tudd donc askan wi moo tax a jóg suñuy égo suñuy personnalité ñu teg ko de côté pour changement. si élection député yooyu nag jamono ji mbir caution bi moom moo xaajale ku jegi ak ñi nga xam ne rek ñoom ñoo féete si nguur gi ndaxte nguur gi ñoom fukki million ak juróom la ñu wax ku jegi ñoom jàpp ko si juróomi million. jaajëf mi ngi Maram Ndiaye xabaar yi wéy soxal bitim réew jàppale ni kon fi ñu toll ni Union africaine ak CEDEAO ku ci ne becc na bataaxal bu ñu tàmbalee ci mbirum CEDEAO fi ñu toll ni tamit nga wax ni jot na ñu gën a amu ko dal ci bépp anam waaye itam fexe ba sàmm àqi doomu aadama bu ca kenn fell lenn ndax jamono gis na ni am na ay doxande maanaam ay gan ñu bari ci ñoom di ay noir ñu ngi leen di bunduxataal fee nga xam mooy ca Ukraine ñu nag nekk lu gën nekkul itam foofee Union africaine jaar ak CEDEAO président Macky Sall mu jiite Union africaine jamono ji daal di bind bataaxal ñu tam wax lu wàllu ñu mel ni fi ñu toll nii tamit jot nañu daal di def kem kàttan ba gën a jox gëdd ñi nga xam ñooy sàmm ak doomu aadama foofee ca barab yi rawat noonu ña fa nekk ay doxandeem nit ñu di fàttali Ukraine ay sénégalais yu sakkan macha allah ña nga fa ñu bari ci ñoom di ay étudiants dañ toppaat wala incha allah ci nu mu gën a yaatoo leneen te xibaar saxal tam bitim réew jàppale ni fi mu toll nii tey waxtaan mi ngi am ak daal war naa mën a am ci suba ak tey sax daanaka song yi xaw naa néew lool ndax li ko indi mooy am na waxtaan yu ñu sumbaatu waxtaan boo xam ne ngay amee ca Biélorussie lañ ca bëgg mooy waxtaan délégation bopp jóge na Russie ak jóge ca Ukraine ñu toog war a ëngëm loo ko na war a becc xalaatam ngir ñu mën a amuk jàmm ngir mën a sauver jàmm ja nga xam dafa ñàkk lool la ñuy wax nag mooy fi mu toll nii kay lu mënta ñàkk ni kët ni jonn mooy na soldat Russie génn biir Ukraine delluwaat ci seen biir dëkk ngir kon jàmm am yooyu waxtaan nag doonte ki nga xam moo di président Zelensky moom daanaka taxu ca amug yaakaar ndax jàpp na ni xëy na ay pexe la Ukraine la kii di nas di Russie waaye boo deful ndànk xëy na jàmm war na ca maanaam ñu ngi koy xaar tey jëlee ni si ñu songu tàggat yaram benn ponk la mu soxal li nga xam si mooy bu ñu xoolee Europe ndax la fa am ci tàggat yaram ci seen génn sakkan na gën caa fees Sadio Mané Edouard Mendy doon xëccoo benn jongante bu am solom waaye nag Liverpool muy jël coupe ba wàcc tuuti ci Boulaye Dia ak ña mu àndal ànd ci ak faram-fàcce ak Cheikh Diop. Tour d'Europe bu gaynde Sénégal ñu ngi koy tàmbalee France foofee nga xam ne Idrissa Gana Gueye bokk na ci jongante bi Paris am ndam seen diggante ak Saint-Étienne 2-1 Alfred Gomis it bokk na ci jongante bi nga xam ne Rennes moo ci am ndam seen diggante ak Montpellier 2-0. Dion Lopy tàmbale jongante bi Reims dem daan Monaco 2-1. jamono yi Pape Matar Sarr it bokkaan na ci waaye Nantes dafa témboo ak Metz kenn dugal sa morom dara. Marseille moom it daa témboo donte ne Bamba Dieng bokk na ci ba ñuy tàmbali Papa Gueye dugg ci ñaareelu pàcc bi seen diggante ak 3 la woon ku ne benn bit nga dugal sa morom. ci deuxième division bi Aliou Badji dugalaat na ci ay bés bi ngir Amiens ci wetu Formose Mendy ci défense bi ci ndam lu yaatu lu ñu am 2-0 seen diggante ak Nîmes Moussa Koné mi ci bokkoon Sidi Sarr di ñëw ci ñaareelu pàcc bi. Paris FC moo daan Sochaux mu Omar Daf 2-1 ci benn bit bu Mamadou Lamine Gueye. Angleterre foofee Liverpool moo gagné Carabao Cup seen diggante ak Chelsea mu Edouard Mendy mi nga xam ne lu mu mën def na ko laataa ñuy egg ci rebut bi mu tàmbali jongante bi Sadio Mané it dal na ci Edouard Mendy laataa ñu koy génne bi jongante bi di waaj a jeex. ci championnat bi kenn dugal sa morom diggante Man United ak Watford mu Ismaïla Sarr mi jongante match bi yépp Cheikhou Kouyaté équipe bi di Crystal it daa témboog Burnley dugg na ci ñaareelu pàcc bi. Espagne foofee Boulaye Dia doolaat na ginnaaw ba mu duggee ci ñaareelu pàcc bi moo dugal juróomeelu bi Villarreal mi daanu yaatu espagnol bu Barcelone. Pathé Ciss it dugg na waaye dañoo nërmeelu seen digganteeg Real Madrid 1-0. Témboo moo am diggante Deportivo Alaves ak Getafe Mamadou Ndiaye mi bokkoon ci jongante bi
ku ne dugal sa moroom ñaari bit. Turquie ngir jeexal Famara Diédhiou dugal na juróom-ñeenteelu bitam saison bi ci ndam lu yaatu li Antalya Sport am juróom bal ci benn seen diggante Konya Sport. Mame Baba Thiam it dugal na ay bés bii donte ne Kayseri Sport daan nërmelu seen diggante Trabzonspor 3-2. sant leen gërëm leen cànd bi ak ñu ngi ciy teewee lii moo tëj jukki xabaaru marax yi ci wàllum faram-fàcce gi ci atal bàyyi nag bloc d'information bi la taal Cheikh Hassane Fall ak ganam mu doxal ba ci kanam jaa ngeen jëf.